parce que dafa am ay traitement yoo xam ni ñu ngi ko hérité ci les colons bi nga xamante ni si dañu moomagul suñu bopp tubaab yi yilifoon réew mi dafa am comportement yoo xamante ni si ak doxalin boo xamante ni moom lañ daan def pour maanaam woyefal nit ki ba nga xamante ni si yow tu da ngay xool nit ki ci yow yaa ma gën alors bii nga xam ne Sénégal dafa moom boppam dafa am pratique yoo xam ne dafa des dañu ko téye ba tey dañu lay wax bu njëkk mag ñi bu ñu gisaan takk der yi dañ daan tiit parce que miinuñu woon di gis tubaab yi ci wàllu boobu dafa dem a dem ba fi mu toll nii ñu baree bari dañuy jéem a def loolu te dafa dem ba takk der boo ko gisee sa xel dafa war a gën a dal ndax da nga war a xam ni kii taxaw ngir aar la moo ngi nii taxit pratique yooyu noonu ñu jële woon ko ci ñi nga xam ne dañu ñëwoon ngirug nooteel ngirug jàpp jaam ba léegi sax booy seetaan film esclavage yi ñu daan defee ak njaayum jaam da ngay gis bu ñu tegee nit di ko ŋàngloo di yëkkati ay cëram di ko summi ngir wone ni ki nu jàpp de war koo jaay marchandise bu am kartan la bu am doole la pratique yooyu loolu bu njëkk ñi ko daan def bi ñu demee ba abolir esclavage daf ci bokk ci texte yi ni ñu koy waxee ni lii du doxalin bu nit war a def nit parce que boobu jàppee wuñu woon nit ñu ñuul ñi ay nit ay marchandise ak ay objet de production de richesse lañ leen jàppee woon considéré wuñu woon leen sax comme ay nit pratique yooyu ci la jógee mu yàgg fi nag Rëbës doon foo xam ne ñu ngi ko defar kaso 1929 foo xamante ni ci jamono boobu Sénégal doyul nii dañu ko war a soppi dañ ko war a defaraat bu dee dañ koy conserver wala ñu defar yeneen bërëb yu ñuy teg ay nit te bala ñoo yegg ci loolu war nañu président de la République réforme yi mu defoon ñu jël le juge des libertés bala ngay jël nit ñi di leen tëj di leen entassé di leen dajale du ñu mën a tëdd du ñu mën a nekk ci jàmm bari da ngay wut attekat boo xam ne bu nu nee nit dañ ko teg loxo mu xool ndaxam kooku war naa nekk ci kaso bi wala dañ ko war a bàyyi ci biti ba heure layoom jot ñu indi ko wala it dañ ko war a bàyyi ci biti wëri ji li nga xamante ni moom lañ koy toppee ba am ci firnde doog ko jël dugal ko ci kaso yooyu xeet moom la ñu war a taxawal moom la ñu war a doxal waaye ci daar ci li jàmp ni le ministre de la justice maître Moussa Sarr dafa doon nit koo xam ne dañ koy féliciter parce que nitu gëm-gëm la c'est une personne qui a beaucoup de conviction et beaucoup de valeur ci nit ku ko xam ci ko xam trajectoire am c'est un homme boo xamante ni il a toujours porté des combats de réforme yoo xam ne dañ ko war a soppi combat yoo xamante ni si ngir njariñu doomu aadama yi la nit koo xamante ni si la dafa mës a am gëm-gëm mës a am gis-gis doon nitu yoon kuy liggéey ci wàllu yoon te itam bokk kuréel goo xamante ni si droit de l'homme yi dañ ci bokk avocat yi boo xoolee ci droit de l'homme yi avocat yi ñu ci ëpp ñoom maître Assane Dioma Ndiaye et cetera dafa am nag loolu leneen lu muy def et ñoo ngi ko ci félicité bu baax a baax di ko encourager nag mu dem jusqu'au bout parce que ay article walu nekk ci kaso nit ko nga xam ne xelam dafa tuxu warul ne ci kaso nit ko nga xam ne xelam dafa wàññiku warul ne ci kaso way laago war nañ xool naka la ñuy taxawoo nit kooku le ba mu am beneen xeetu taxawaay bu ñu koy taxawoo bu wute ak jël ko tëj ko ci kaso très bien kaso balañ cee tëj nit war nañu saytu ba mu wér ni kile li nu koy toppee te mu doon lu rëy doon ñoo xam ni dañuy boom ay nit ay danger lañu bu ñu nekkee ci biir nit ñi ñooñu la ñu war a jël teg leen ci bërëb keneen ku def leneen je ne défends personne du dama ni dañu war a alléger peine yi mais war nañu xool yan mesure la ñuy jël ci nit yooyu la loolu nag pour ñu mun ko encadrer il faut l'arrivée du juge des libertés mais ci mesure bii mu jël nga xamante ni si pratique yu baaxul la yoo xam ni dañu ko dond ci ñi nga xam ni dañu ñëwoon di noot ay nit di leen jàpp di leen jaay mu dindi ko fi lu fi warul woon a nekk la sax waaye comme nekkoon na fi te yàgg na fi mu jële ko fi ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm monsieur le ministre. jërëjëf am na solo la silmaxa waaw womat naa fa nit yóbbu ko hôpital
waaw. yaa tout. li ma doon wax noonu la. Modou Fall loolu. silmaxa yaa ngi kaso de. boo mat naa fa nit man mii heure dog. keroog dama tardé boo mat yóbbu hôpital. comme li ma la doon wax sànq maanaam tey jii comme li nga naan léegi dafa am ay box avant box yi gars yi dañ leen doon aligné nii loolu amoon na kaso de. man nga doon gis mais xam nga loolu yow li ngay wax nii yàggul xam nga kaso fii lu ne xew na fi. mais jamono day dox. loolu ci jamono Karim Wade sax. période boobu la ñu indi box yi. waaw voilà ci jamono yooyu. mais dafa doon loo dafa am loo xam ni dafa. déggoo li ma la wax mën a ñàkk la quoi. xaleer ñëpp kay. bëri na dañuy rek ñëpp def. waaw léegi nag ay box lañ ko def ci ay genre rideau. bëri na loo xam ni. Karim Wade moom moo ko def sax mën nañ ni ci biir kaso bi. Karim moom boo fa nekkee ay son passage là-bas. ci ay tabax. ci ay defaraat yenn cellules yi ci wutal leen ay ventilateur télé yi ak matelas yi ak tamit aspirateurs yi. parce que dafay tàng comme pas possible. ba muy aspirer ñi yooyu yëpp ci Karim Wade la xewee la ko defaree mën naa ni. pour co-détenus yi parce que bi mu fa nekkee la gis réellement li ñuy dund. moo tax Maître Moussa Sarr visite bi mu def am solo. parce que ça te permet. c'est un humaniste. C'est quelqu'un qui a du cœur. Non, c'est quelqu'un qui a du cœur et un homme de conviction. C'est-à-dire Maître Moussa Sarr il faut le connaître pour pouvoir parler de lui. Sénégal moo bëri ñoo xam ni. dañuy toog ginnaaw télé bi ak seen ay clavier. di wax xas ay góor wallaahi. bu nit dee wax ci nit li mu xam ci moom ci lu rafet ñu ne diw de ma ngay tagg diw. ma ngay wax diw ndax dërëm. te ñun dañu doon yàlla daf nu sàkkee ñu doon ay gor yoo xam ni yàlla suturaal na ñun dañuy liggéey. on vit à la sueur de notre front mais duñu bàyyi ba nit dee ñu dog di wax li nu xam ci moom ci lu baax. nit da ngay xam ci nit lu baax. mais nga porter ce témoignage à l'endroit de cet homme. parce que loolu grand monsieur. loolu la mës a gëm bañ na ba bi ñu demee ba jàpp ay nit fii étant un avocat c'est son métier mais nee na am na ñoo xam ne mënuma leen défendre ndax mënuma di xeex dara démb ñu def loolu tey ñooñu di ma jël pour ma leen di défendre. et pourtant ci défendre nit ñi ci lañ koy fayee. te ñooñu ay nit yu am daraja lañ bi ñu waxee pour mu doonul nangul doon seen avocat. parce que c'est un homme de conviction et de principe. Man, je suis un petit-fils d'avocat. Son maman, Maître Ibrahima Ndiaye, c'était un avocat. Son fils, Maître Makodou Ndiaye, le jeune frère à mon père, certainement, il est en train de suivre, c'est un avocat. Donc, j'appartiens à une famille bu bari ay juriste. Ousmane Camara, c'est un oncle. bi doon médiateur de la République. Donc, ci lii la ñu judd xam nañu ko xam nañu nit yu am principe, nit yu am valeur, nit yoo xam ne dañu am gis-gis, dañu am bëgg-bëgg. Et Maître Moussa Sarr noonu la mel donc dañ koy encourager bu baax a baax ci dynamique boobu noonu lieu de détention doonul lieu bu ñu war a toroxalee nit doonul foo xamante ni da nga war a jël nit dugal ko fa pour di ko toroxal dañu ne dañu maison d'arrêt de correction dañu arrêté nit ki pour ñu jubbanti nit du toroxal nit dafa am pratique yoo xam ne ñun ñu ngi ko donnoo ci colon yi ci bu ñu doon jàpp nit ñi bu njëkk ni ñu leen doon toroxale ni ñu leen doon martyriser pour ñu doon des gens qui devaient se soumettre à l'autorité coloniale te dafa am trajectoire bu yaatu boo xam ni sunu diggante ak ñoom ni ñu doon gisee nit yu ñuul ñi lañu demoon nañu ba ci réew mi dañu defoon ay citoyens français et des indigènes ci biir réew mi pratique yooyu la daf ci bari lu nu dond loo xam ni mu ngi continuer ba tey dañ ko war a soppi donc nag Maître Moussa Sarr ñu ngi koy féliciter di ko encourager bu baax.